léegi Mor dafa saisiroon questionnement bi tey li nga xam ne mooy question de l'heure muy toucher actualité muy wàllu pétrole te thématique bi dafa dem ba nga xam ni dafa am ñu ko saisir approprier question bi mooy ñi nga xam ni ñoo nekk ci wàllu politique ba pare ni mu waroon a wàcce ci kaw nit ñi wàccewul pour ñu ko comprendre te Sénégal bu ñuy wax population bi tey jii nii surtout ci wàllu islam 90% ay musulmans lañu même sax mën gars yi ni ñuy aborder question yi de l'heure moom moo jotewul foofu waaye tey yàlla def na ni moom daal dina leeral lu bari moo tax sama première question sëñ bi dama la bëggoon a laaj islam nan la saisir question pétrole ba pare nga wane aussi lu tax tey jii nii comme politiciens yi ni jëlee sujet bi en fait approprié ko lu tax islam waxul ci sujet bi quoi ba nit ñëpp mën ci jot loolu laa bëggoon tey nga leeral ma loolu. waaw jërëjëf docteur Ousseynou Ka. alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu baax a baax. ci ak di am honneur. di partager ak sommité bu toll ni yow ci xam-xam. ak gëstu ak sonn ci recherche. nga xamante ni tey ji xale yëpp ak mbokk yi fi toog yëpp. ils ont envie d'être à ta place ci côté njàng ak côté. Diplôme. macha allah ñoo ngi leen koy ñaanal yéen ñëpp. question bi nga posé question bu ko gën a am solo. je crois que amul fi mu ne nii. ndax comme ni nga ko waxee c'est les questions de l'heure. man toujours damay wax ne pétrole richesse la wala ressource la. mais ñun en tant que croyant en tant que musulman. sunu foi lim ñu jàngal mooy richesse bu mënti am ci kaw suuf wala ci biir suuf wala ci jaww ji ki ko def mooy yàlla ñun loolu lañ gëm te loolu sax mooy li am. donc ñun foofu la ñuy partir foofu la ñuy doxee toujours. donc yàlla subhanahu wa taala dafa joxe nag ay richesse. dafa am ay richesse matérielle. ak ay richesse spirituelle. ñun nag religion lañ boo xamante ni ñàkk dégg suñu diine moo tax ñu di appesantir toujours ci richesse spirituelle bi fekk la religion musulmane dafa nekk une religion de synthèse ndax thèse amoon na ci judaïsme antithèse am ci christianisme islam war a nekk nag la synthèse. soo gisee judaïsme dafa am une sorte de matérialisme bu ko xaw a illustré. nga ñëw ci christianisme ñoom it dafa mel ni dafa am une sorte de spiritualisme bu ko xaw a affecté ndax ñoom am na ñoo xam dañuy dem ba duñu am soxna duñu am doom duñu am dara ngir bëgg yàlla. léegi nag nga ñëw ci islam ne da nga war a am spiritualité ba noppi am matérialité donc richesse matérielle bi ni nga ko war a amee noonu nga war a amee richesse matérielle bi spirituelle bi. qu'est-ce que je veux dire par là un jour mus naa wax ay mbokk man leen l'islam ndekete du religion pauvre yi. mu jaaxal leen lool ñu ne ma waaw lu tax man leen nit su amul ngor mën naa bañ a seede ne yàlla ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah il faut nga am ngor te ngor léeg-léeg soo ñàkkee jaay sa ngor du dëgg kon l'islam du religion pauvre. ma ne julli xel mu dal la am na façon ñàkk yoo xam te ne doo ko amee doo kàbbaree doo xam looy tari kon l'islam du religion pauvre yi. bu ci topp woor xam ngeen ni li ñuy dépensé ci ñetti weer dañ koy dépensé ci benn weeru koor
kon l'islam du religion ku ñàkk azaka ku ñàkk sax du ko génne far yow lañ koy jox dem Màkka nag moom léegi jaratul wax ndax 3 millions la te at mu jot muy gën a yokk ñu ne ma d'accord nañu kon l'islam dafay nekk une conjugaison de la richesse spirituelle et de la richesse matérielle donc ñun dañ ñoo nax ba ñu jàpp suñu diine comme jàkka rek ak julli ak zikkar ak wérd ak kaalawu ak wax ay aaya fekk mbir mi gën na xóot loolu mbir mi gën na sori loolu mbir mi gën na sérieux loolu en principe qu'est-ce qui doit se passer yow li la wax mooy nga xëy dem jàkka ja dem julli ji mais soo paree ñun la demal wuti xaalis loolu li ma bëgg a wax foofu mooy lan yow ni nga war a dundee sa richesse spirituelle mooy sa diine sa laa ilaaha illallaah sa ngëm sa ragal yàlla sa yooyu noonu nga war a bàyyi xel tamit sa richesse matérielle li ma bëgg a wax mooy lan encore mooy ni ñu war a toppatoo suñuy téere noonu la ñu war a toppatoo yi yàlla balal ci sunu suuf wala li yàlla wàcce mu jóge ci asamaan xam nga lu mel ne le fer alquran moo ñu jàngal ne le fer vient du ciel wa anzalna al hadida ñu bëri scientifique yu bëri dañoo jàppoon ne fer benn processus de fabrique de réalisation la bu am alxuraan moo ñu jàngal ne léegi la scientifique soo ko découvrir ne ni taw di wàccee noonu la fer di wàccee d'accord donc l'islam daf ñu wax nañu gëstu suñuy richesse nañu gëstu suñuy njariñ yàlla daf ñu wax nañu yaa ma'shara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultaan yàlla daf ñu wax nañu siru fil ard bouger leen ci àdduna bi ngeen xool li xew yàlla daf ñu dem ba ñu wax ne wa fi anfusikum afala tubsirun bal insanu ala nafsihi basira afala yanzuruna ila al-ibli kayfa xuliqat suñu yàlla waxee nañu xool leen le chameau xool leen le ciel xool leen la terre xool leen les montagnes mais du pour ñu dem julli jë montagne kii duñ fa julli chameau duñ julli chameau duñu lu ñu yokk ci yàlla waaye daf ñëw bëgg a xamal nañu ni ngeen di toppatoo seen diine noonu ngeen war a toppatoo seen àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jaamul sa borom comme si da ngay dee suba waaye préparer sa àdduna ba mel ni da ngay sax ba faw fii ci kaw suuf mu ne du yàlla waroon tukkal àdduna nga xam ni yuuxu nañu yuuxu gii tukkal àdduna yonent nee na nga waroon a saxal ab garab nga waroon koo jëmbat nee na jëmbat ko sallallahu alayhi wasallam loolu kon kuy wax jëmbatu garab dina bàyyi pétrole kon ñun dañoo nax c'est on a une compréhension tronquée de notre religion une compréhension effritée une compréhension incomplète de notre religion une compréhension partielle de notre religion loolu moo tax ñu bëgg a jël yëf yi wéetoo ko ñun ñu bàyyi ñoo jàkka yi ak jullikaay yi fekk ne Seydina Muhammad dafa war a defar suuf si defar asamaan il est le trait d'union entre le ciel et la terre entre le cœur et l'intellect il est le trait d'union entre le spirituel et le temporel sallallahu alayhi wa sallam donc loolu moo tax ñu ci bëri ci mbokk yi tabarakallah du ñu waxee waxi pétrole rek ñu tiit moo tax ma ne keroog bi am na ñoo xamante ni ba njëkkee gis le titre de notre exposition de cette année ressources naturelles et stabilité nationale nee nañu mais ñii lu ñuy wax ban relation le pétrole ak or ak manganèse ak nickel ak cuivre ak diamant ak fer ban relation la am ak gàmmu man leen déedéet soo leen gëmee ni yàlla moo wàccee teraanga yi def ko ci biir suuf kon ñun njaami ñoo ko moom kon yàlla moo ñu ko jox kon yàlla moomu dinañu jox ndigal jox ñu orientation ngir ñu mën koo jëriñoo donc man gis-gis boobu laa ci am docteur Ousseynou Ka waaw boobu leer na sax boobu mais tout le temps dañuy sentir aussi fu pétrole am dañ koy lié ak malédiction dem nañ ba naan malédiction du pétrole même naar yi ñoom les Moyen-Orientales en fait dem nañ ba naan les larmes de Dieu parce que day mel ni yàlla moo fay taw ay rangoñam quoi donc loolu lu doy waar la léegi est-ce que xalaatoo ni islam mën na indi solution ba fu mu am fu pétrole am ñu bañ a wax ni aussi dañ koy lié ak malédiction ba pare ci loolu aussi gestion bi day ñëw par rapport à la gestion ak transparence bi est-ce que yaakaaroo ni comme nii tey jii nii suñu état du Sénégal dafa am benn agence bu tudd ITIE moom la créé pour juste mu saytu wàllum pétrole bi mu leer
mais est-ce que yaakaar nañ ni parce que booy xool tamit aussi nomination yi aussi parfois on a du mal aussi daal di koy lier ak transparence parce que parfois ay décret lay doon nomination bi ñu fa nekk di ko jiite loolu est-ce que nga defe ni sëñ bi amul islam lu mu mën a jukkal foofu pour leeral c'est-à-dire lu mën a tibbal wala lu mën a sànni pour leeral loolu lépp ba nit ñi mën cee jot waaw loolu yoon woowu daal bëggoon naa daal Mor sëñ Mor nga xuus foofu noonu waaw loolu mooy fi ma tàmbalee rek mooy gëm ne teraanga yii ci suuf ak yi nekk ci jaww ji yëpp moo ngi jóge ci borom bi tabaraka wa taala loolu gis nga suñ ko xasee ba gëm jeex na léegi nag bu dee dañoo jàpp ne ah liggéey nay nit la wala ay coow la wala xaw ma ay lijjanti la mais mën nañ ko utiliser ci ay fin yu négative ci bu su boobaa ci lay pétrole bi bañ a nekk ci bénédiction mais day mujj nekk malédiction et souvent c'est le cas qu'est-ce que je veux dire par là gis nga jikko yar teggin ngëm bàyyi xel ëllëg yowmal qiyaama bàyyi xel bàmmeel ay façon la yoo xamante ni ay valeur la yoo xamante ni fa tabarakallahu képp koo xamante ni jiitu na ci yow loolu la mënti jox di nga bàyyi xel ëllëg yowmal qiyaama mais ki nga xamante ni nee na li muy yëngatu fii la yem ci àdduna xelam ak xalaatam nekkul ci bàmmeel jàppul ne du ëllëgee yowmal qiyaama dina rendre compte ci la mu doon def mais kooku loo ko mënti jox da koy yàq pourquoi parce que day jàpp ne moom droit am la moo ko moom du jàpp ne ñëpp ñoo ko bokk kooku moom mooy premier point bi nga xamante ni il faut que ñu bàyyi ko xel ñaareel bi mooy gis nga ñun Seydina Omar ibnul Xattaab moo wax ju garaaw a garaaw joo xamante ni jullit yëpp war nañ ko déglu mu ne ñun jullit yi lay wax de mu ne ñun tekkuñu woon dara ci kaw suuf tekkuñu woon dara ci kaw suuf mu ne yàlla moo ngi ñu teralee ci islam allahu akbar te boobu te li muy wax nii kat politiquement rek lay wax de mooy parce que ils étaient faibles existé wuñu woon yàlla indi Seydina Muhammad salaa salaam mu ñëw daal di am doole ba noppi doole jooju ñoom ñëpp ñu barkeelu ci le monde arabe nga xamante ni juróomi yonent rek la ñu am ci 124 000 prophètes xam nga ñu kon bari leewuñu juróomi yonent ñoo ci arab wala ñeenti sax waaw ndax yonent bi moom fépp la bokk sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne ñun tekkuñu woon dara ci kaw suuf yàlla sagal ñu terale ñu l'islam déglu leen bu baax li may wax kon richesse spirituelle dugg na Seydina Omar bi muy wax loolu boobu pétrole amagul manganèse génnagul cuivre génnagul marbre génnagul boobu révolution industrielle amagul Seydina Omar 6e 7e siècle la révolution industrielle 18e siècle la du dëgg kon soo xoolee presque 6 siècles après yàlla soog a wan Seydina Omar ne ko yow de da ngaa jàppoon ne l'islam bii di julli ak woor ak pouvoir politique bi mu am mooy seen doole mais àdduna dina dem ba nga xamante ni lii basculer balance bi mais beneen doole lay doon mais doole jooju yéen dinaa leen ci tibbal yéen julliti ba ngeen doyal document bi ma sëñ Ousseynou miy jox mooy support bi ñu war a utiliser mais doo demee ci les pays les plus grands producteurs de pétrole mais à la tête Arabie Saoudite nga cay fekk mais ngeen yaakaar ni loolu lu muy junj Seydina Muhammad la parce que yàlla dafa bëgg sagal yonent bi jël li nga xamante ni ñëpp moom lañ soxla mu génn fa ay puits yoo xamante ni ba tey jii exploité guñu ko c'est des centaines de milliards de barils xool leen ak réserve yi imaam Alaaji Ahmad Baro Njigéen mii wax nañu bis fii mu ne ma sëñ Mor barke yonent bi kenn mënu koo tënk ma ne ko ah mu ne ma est-ce que xam nga ni diggante Makka ak Medina 450 kilomètres la mu ne ma waaye yoon bi yonent bi jaaroon yëpp ak Seydina Aboubacrine mu ne ma fu gëlleemu yonent bi jéggi rek ak tànku yonent bi fu mu dox yàlla def na ko gisement marbre la wala or wala diamant wala manganèse wala cuivre wala nickel wala te ba tey jii laalaguñ ko
mais toute cette richesse là c'est pourquoi attention yàlla dafa wax ne ci alquran nee na Màkka ka fa dëkk ka fa dëkku la yam teraanga ja fa nekk jullit yëpp a ko bokk donc ni ñuy reyee xaru Màkka yi yónnewaat ko Sénégal ak Afrique ku nekk jël sa wàll billaahi noonu la ñu war a séddalee xaalisu pétrole bi jullit yëpp ça il faut le dire la fa génn ci xéewal du c'est pas pour les Saoudiens mais c'est pour tous ceux qui se réclament de la umma du prophète Seydina Muhammad kon yëf yaa ngoog donc ñoom du ñu xamoon li xew dinañ xam ni yàlla bàyyiwuñu xool leen réew mu mel ni Qatar bi am pétrole utiliser ko ni mu ko war a utiliser en 10 ans 50 ans ñu bokk ci mastodonte yi gën a mag ci économie gis nga loolu xañ bi kii mbir bi du texe rek da ngay texeel kon tey ji ñoom fa yëf ya gën a bare suñ xamoon message bi yàlla yónnee ci ñoom neneen lii dama leen ko jox ngir l'islam am doole ba faw benn jullit bañ a pauvre benn jullit bañ a ñàkk dafa am benn boroom xam-xam benn waaye daf ko woo ci télévision arabe yi ne ko waaw oustaz nit ñi di ko laaj daal ay question muy réponse mooy laaj tontu bataaxal xaw ma waa benn waay woo ko ne ko ndax koo xamante ni xëddoo amooloo ndogoo amoo ndox mu set sax moo naan yaag nag yi yéen a bokk fi ngeen di naan mu ne ko te nga war a yéene sa wooru suba mu ne ndax kooku am na koor déggal mu ne ko ndax kooku am na koor dégg ngeen li muy bëgg a junj boroom xam-xam bi dafa yuuxu jooy ne ndekete am na ci xeetu yonent yàlla Muhammad ñuy woor te amuñu lu ñu dogoo ak li am fii ci alal pétrole ak or ak diamant oto yi ñuy dawal rey ay nag miswi ko di xewlu di dem Las Vegas ak Italie ca casino ya di def ay boule ay 10 milliards 10 millions 10 000 euros benn boule boo sànni di wut ay jigéen di jënd ay wine yoo xamante ni benn butéel bi mën nga cee dundal 20 junni nit li ma bëgg a wax foofu mooy yàlla li ko waroon yëpp def na ko waaye ñam jox pour ñu séddale ñoon na ci yëf ya donc loolu duñ ko jëloon force boobu comprendre ko noonu benn pauvre du am ci umma Seydina Muhammad léegi nag yàlla nag du wàcc di jox kenn ceeb kenn ku ci nekk da lay wàcceel taw jox la suuf jox la wér jox la jom jox la xel nga war a dem góorgóorlu nag dem bàyyi ji ñu nit yàlla jox nañu doole ñun jullit yi même foofu bëggoon naa ubbi benn bunt waaw parce que ñun d'ici 2021 dañu commencé génne suñu première baril de pétrole waaw njariñ woowu est-ce que yaakaar nga ni suñu xalaatee teg ci solution islam est-ce que mën na wàcc si jaam yi waaw ba mën a changer dëkk bi waaw xam nga dañ ne les erreurs dans la vie sont instructives et constructives dégg nga sama waa ji li ma waxoon ne ba waaja ñëwee yaakaar ni piscine la mu daal di jiital dox ga dugg nit dal ci biir bopp ba toj mu ne mbokk ma yegsil ñëwal ndox mi dafa bëri mu ne ko déedéet ndox ku ci dugg da ngay dégg paccax mu ne ko dégguma paccax sëñ bi du ma ñëw qu'est-ce que je veux dire par là mais adduna da ngay jàng Sénégal am na lu ñu wax ni moo fi ball mais tey jii du ñu basé woo ci erreur ñenn ñi basé wu ci mbaaxu ñenn ñi mais ñun mën nañ ko utiliser bu baax jariñoo ko séddoo ko xewloo ko et puis bàyyil xel suñuy njaboot yi nga xamante ni dañuy ñëw les générations futures waaye nag suñu defee ni ñeneen ñi def la dal ñeneen ña moo ñuy dal suñu deful la ña am jàmm def duñu am la ñu am un point c'est tout les exemples sont là donc ku def leneen yaa def loola neex mais ñi utiliser pétrole ak richesse yooyu à bon escient
utiliser ko de manière judicieuse utiliser ko de manière égalitaire ñëpp mën cee barkeelu gis nañ njëriñ yi le contraire aussi gis nañ les conséquences. ba pare moo foofu aussi comme nii dañuy gis ni instant bi Sénégal am na potentialité ci suufam am na ressource quoi yu leer yu wóor te comme ni perspective pour gis loolu pour ñu exploiter ko yàggul mais damay jox benn exemple foofu rek daal def projecteur ci Nigéria ñu xool dëkk boobu li fa yàlla taw ci pétrole moom ak lu nekk ci suufam kenn xamul nu mu toll waaye population bi jariñu ko jariñ bu nga xam ni mun na yokk réew mi quoi wala population bi aussi yëg ci boppam mais fii dañuy mel ni tamit Mor dafay mel ni dañuy xaw a sentir loolu mais parfois est-ce que du ay réseau yi nga xam ni c'est obscur wala comprendre ma daal am ay lobby yu nekk derrière parce que damay xool depuis ñu amee pétrole soo xoolee regard bi nga xool Facebook nga xool internet parfois da ngay gis nit wax loo xam ne daanu ko wax ngay xool ci biir même bi ci biir kii këru diine yi da ngay gis benn sànni fële kii sànni fële loo xam ni daan ñu ko gis Sénégal est-ce que yaakaaroo ni amul benn influence bi nga xam ni nit ñi nga xam ni jariñu dara Sénégal dañ leen utiliser juste ce sont juste des instruments pour taal dëkk bi man dama mel ni loolu dama ko ciy jàng yow noo ko gisee quoi. waaw mais loolu l'histoire nous a appris. attention. dama wax ne. un peuple doo ko bëggee jariñoo da nga koy nelawal. dëgg la soo leen gisee yàmbaa ji ni mu tasaaroo ci réew mi fii. gis ñun ñu nekk ci France mënuñoo am Canal Plus. chaîne yi ngeen di gis yëpp ñun mënuñu ko am. te yéen ngeen di am 2000 francs. te doo amee xarit sax dootoo ko jël. ñëpp mën koo am. C'est pourquoi. C'est pour que les jeunes passent toute la nuit à regarder la télévision. Comme ça, duñu xëyee ils sont pas en forme. Ils sont pas capables de se poser les bonnes questions, hein, de se remettre en cause, de réclamer leurs droits. su ko defee du ngoon jotee nga dem fubali ji ba tas dem doxantu ji guddi gi soo ñëwee dem soirée wala yooyu dootoo tal dara. yow ci routine bi ngay nekk ba xal ko. bi ci des juñu na ko gis nga ñun. Afrique. xaw ma kañ la ñuy yeewu. yaakaar naa jàng ngeen li ñuy wax la balkanisation. te pays Balkan yi la de waaye yéen jàngoon ngeen tamit li ñuy wax la conférence de Berlin. où l'Afrique était comme un gâteau. ñu koy séddoo et l'Afrique était absente de ce partage. léegi nag colonisation boobu dafa am lu ñuy wax néocolonialisme dafa am beneen façon bu am léegi nag dafa am soft way ak hard way. soft way bi mooy dañuy ñëw neexal la jox la xaalis convaincre la di pomper di yóbbu nga dëgër bopp qu'est-ce qu'ils font mais dañuy jël kee jàmb kii jàmb ka ca des jox kii arme jox kee ka ca des su ko defee li ñuy wax diviser pour mieux régner dans tous les pays noonu lay demee léegi nag su ko defee li gën a graaw mooy pétrole ak yenn ressources yi souvent dañuy anticiper seen da ngay ñëw génne par exemple 600 millions pour rek gëstu ndax am nga wala doo am soo amee gagné nga soo ñàkkee tamit nga dem gëstu jiwaat ñun perte lañ koy woowee mais ñoom duñ ko woowee perte. léegi ah. waaw lu mel noonu lay nuróol donc léegi déglu leen bu baax li may wax gis nga 600 millions du dara ci euro. en euro ak ci biir pétrole monde pétrole. 600 millions du dara 1 milliard du dara mais attention ñun 50 millions sax alal la. te am na koo xamante ni mu amul 50 000 francs soo ko joxee 5 millions ne ko taalal réew mi mu taal ko te Sénégalais dañoo am capacité boobu pourquoi parce que dañoo mën a wax bari wax te duñu wax lu baax léegi nag ñu bëri foofu la ñuy jaar su ko defee léegi nag levier yi ñuy actionné mooy les sensibilités parce que ñun premier cours bi ñu def Sciences Po suñu professeur bi daf ñu waxoon nañ conflit yii du jeex mukk ñu ne ko yan la mu ne conflit bu jóge ci religion ak conflit bu jóge ci ethnie du jeex day wéy rek ba faw léegi nag moo tax Sénégal qu'est-ce qu'ils font dañu commencé di wax naan tukulóor yeeg joolaa yeeg bambara yeeg wolof yi pour lan ñu rayante bi ci des ñu ne lan kii murit la kii tijaan la kii xaadar la kii laayeen la gis nga ku nekk di yëngal léeg-léeg ñuy wax yoo xamante ni da nga naan kii xanaa daf bi muy wax lii dafa naan sàngara ba mandi wala mu tux yàmba ba mandi waaye pourtant
suñ xëyee suba laaj ko mu assumer ay kàddoom nga xam ni lañ ko jox ci suuf ak ña koy waxloo ak ña koy financé mais sëñ bi ñooñu waxaguñ seen tur loolu moo tax nag ñu war a def attention xam li ñuy def xam li ñuy wax suñu dirigeants yi aussi jël seeni responsabilité lépp loo xamante ni mën na indi problème dès à présent ñu jël ay mesures coercitives des mesures yoo xamante ni dafay tegu ci éthique tegu ci responsabilité tegu ci xam-xam tegu ci mën-mën tegu ci tabarakallahu ay njàngat ak gëstu bu wóor ngir su yàlla defee ñu gis lu ñu war a defar ñu encouragé waaye suñu gisee lu war a yàq nag ñu jël suñu responsabilité teg leen ci yoon ba kenn du taal réew mi ndax du taal réew mi ñun ñëpp ay ñàkk waaw comme ça ñu ngi sant Mor même loolu perspective la sax parce que ci fan yi di ñëw xam naa dinañ defar beneen bu mel nii beneen débat bu mel nii mais ci volet réseaux sociaux yi les questions de l'heure même nii da ngay gis nii ñu jàng relation internationale ils vont comprendre que sëriñ bi ku connectivité la comme ni ko Georges Henri Sékou di waxee monde connectivité moom mi ngi connecté wu c'est pas pour rien qu'il a dit software hardware ñi jàng relation internationale ils savent ce qu'on appelle le soft power ils savent aussi ce qu'on appelle le hard power aujourd'hui ñuy wax smart power donc lii du li muy wax nii du caaxaan ñu xam ni benn personne bi nga xam ni du ressource la moo nekk nii di wax li muy wax c'est pas tâtonné jox ko moom mu leeral mais dernière question mooy perspective c'est-à-dire que ñun fi ñu jëm nii ëllëg lan la ñu pétrole bi mën a jariñ ba pare lan la mën a indil suñu askan est-ce que amul ay limites aussi ci biir yaakaar wala waaw foofu damay dellu siwaat encore ci ne pétrole manganèse zinc cuivre ni ñu koy waxeetee nickel zircon dégg nga fer or yooyu yëpp ay richesse la mais richesse la yoo xamante ni kenn du ko yóbbu bàmmeel déedéet kenn du dee ñu jox la say ay lingots d'or waaw li ma bëgg a wax foofu mooy su insha allahu taala suñu bëggee jariñoo yi yàlla balal ci suñu réew mi dañ koy booleeg suñuy richesse spirituelle xam ni ñun suñu texe dépendrul ci or wala pétrole le Sénégal a existé le Sénégal a brillé le Sénégal a été respecté tout a été toujours respecté partout dans le monde non pas grâce au pétrole mais grâce à la richesse de ces hommes au savoir de ces hommes au niveau intellectuel de ces hommes au niveau hautement spirituel de ces hommes góor yàlla yu mag yooyu boroom xam-xam yu mag yooyu mais ñooñu ñoo tax Sénégal briller man nag damaa jàpp ne yàlla daf ñoo naroon sauver moo tax mu bàyyi ñu briller ci xam-xam ak ragal yàlla ak yiw ak mbaax ak diine ak ngëm ak jàmm pour lan du yi ñëwee ñu diiñ ñu diiñ xam ne ñun ñoo mën pétrole ñoo mën jogo ñoo mën Sabadola ñoo ko mën te am na réew yoo xamante ni ils sont prêts à échanger leur pétrole à la paix man damay jàpp ne richesse Sénégal bi gën a rëy mooy jàmm dara waru tax ñu yàqu léegi nag incha allahu taala du ñu bëggee jariñu nañu jàpp li ñu yàlla jox ba noppi boole koog lii fi xew ci kaw suuf mucc waaye suñu bëggee jàpp ne lépp lii nga suñu teraanga ak suñu lépp moo ngi ci pétrole tax nga gis cette violence verbale dans le champ politique cette violence verbale dans le champ religieux te du dara mooy li ma wax ña nekk ca kaw yëf yi dafa ball ci seen kanam dootul nangoo wàcc ña nekk ci suuf yëf yi ball na ci seen kanam mais dañuy bëgg a yéeg xuloo bi loolu rek la de waaye nag am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw les forces parallèles mooy les leaders de masse sëriñ si ak borom bayre yi borom bayre yi du sëriñ si kese de am na ñeneen ñu am tur ci réew mi gis nga ñu ñëpp fi mu ne nii doo gisee ñu violent ñoom it
dañuy wax ne autorail duy jut du train duy jub gaar day corné dañuy yëglu xam nga yëglu boobu pour lan la pour wax waa nguur gi ne leen sa waay moi je pèse 100 000 hommes Sénégal dama am lu ma fi peese dama am ay taalibe man dama am ay mbooloo kon du bàyyi leen ma xel duñ demee ba war a séddoo man bu leen ma sédd li ngeen di sédd sëriñ diw ndax maa ko mbooloo akay loolu mooy coow li politiciens yi seen coow li yëpp loolu la dañoo bëgg a séddu moo tax fi ne ni ñëpp xoolal mus ngeen a dégg ci réew mu am 100 candidats élection présidentielle loolu amul ci histoire man musuma ko dégg 100 candidats Amérique gii di combien de millions d'habitants mais ils ont 2 candidats France gii duñ am lu mat 6 candidats te 65 millions lañu ñun ñu mat 13 millions am 100 candidats loolu am na lu muy junj mooy kenn ku nekk da ngaa bëgg taxaw laaj soo paree daal ne ah sa waay man am naa fukki nit bàyyil ma jox la ngir lan du séddoo jote ñu séddoo waaw yàlla na nga ko fekkee ah oui am na loo xamante ni soo ko bëggee def ci doq am réew moo xamante ni ña nekk ca biir sooy wàqi pétrole ba yaa ngi romb ay xabru wala yoo xamante ni kenn ku ci nekk sa càngaay ban la suulee rek moo gën a fort tout le pétrole du monde billaahi laa la wax yaa ngi Thiès gaz a fi feeñ pétrole a fi feeñ dama ne nga jël sa ay machine extractrice bokk ñu wàqi gis nga biñ dóoree premier peel yi pour dajji billaahi romb nañu rawdu alaaji Mouhamed Ndiéguène romb nañu rawdu alaaji Ahmad Baro te dama ne ñii waxuma la sax percal bi ëpp na mais suuf si nu tëdd benn pepp suuf bi moo gën pétrole àdduna bi yëpp lii soo ko xamee mais yow yaa mën pétrole déggoo ñu naan diw rendi na xaalis mais paaka ngor mooy rendi xaalis paaka diini paaka bàmmeel paaka sédd ëllëg ci kanamu yàlla mais koo xamante ni jàpp nga ni yow soo amul xaalis tekki woo dara ah parce que tu es pauvre richesse dëgg mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah su leneen dikkee nag muy un plus di un bonus di une valeur ajoutée su dul loolu nag perte àdduna la perte àllaaxira su ko defee nag man li ma ci gën a metti xaaju seen mooy attention ñoom ña ca kaw kenn du ci dee kenn du ci gaañu duñ ci tëj kenn ñan la ñuy tëj doomu baadoole yi la ñuy tëj ñoom kuñ ci tëj bu subaa ñu génnee la xool leen xale bi ñu jàpp fii ci Madina Fall ci benn commentaire Facebook moo ngi tëdd depuis 4 ans mais loolu yow yaa war a yeewu xam sa bopp doo nekkee doomu baadoolo xam nga lan nga war a def dem jàngi bokk ci meilleurs yi bul dugg ci ay détails parce que inégalité yi la ak injustice bi loolu mooy dëgg yii tamit maa ngi soññ ñëpp ne leen nan def très attention ku ci amul chance danañ la faat pourquoi parce que ils savent le potentiel financier bi làqatu derrière te waxuguma sax exploitation bi parce que ay pétrole ak yenn affaires yi balañ koo exploiter la xaalis bi génn xam ngeen li ma bëgg a wax ba ñu koy exploiter fekk na dividende yi génn bu yàgg c'est déjà les contrats sont signés moo ngoog loolu laay bëgg a junj kii xam na li may wax bu baax donc nan def attention dal leen tey leen bu leen topp discours yi bu leen topp woote yi bu leen topp manifestation yi def leen ndànk yéen seen richesse mooy seen njàng seen richesse mooy seen diine seen richesse mooy seen ngor seen richesse mooy valeur yi leen di yare loolu daal moom mooy man sama xalaat moom laa jàpp ne incha allah duñ ko bàyyee xel yàlla mën nañoo dimbali ci àdduna su ëllëgee tamit duñ daje mag ñi duñu rus incha allahu taala merci à nos camarades ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp xam naa lii ab début la rek waaye ci fan yi yu néew dinañ ñëw ci yeneen question de l'heure de l'actualité ak benn approche bi nga xam ni approche nouvelle la parce que gis ngeen je pense que c'est la première fois qu'on voit cette approche islam ak pétrole beneen bi ñu ngi ñëw di gis aussi islam ak nouvelle technologie parce que réseaux sociaux yi li ñuy def nii actuellement surtout suñu doom yi ak suñu camarades yi metti na loolu nag dinañ ci ñëw ak sëñ Mor ci fan yu néew foofu la ñuy yem ñu jox kilifa gi mu tëj après voilà prochainement ñu ñëw ci yeneen question jërëjëf Hadj Ousseynou Ka docteur Ousseynou Ka laay wax sax di doomu imam ndax papaam mooy jiite Madina Fall donc loolu cër la muy docteur en sciences politiques et en histoire des institutions internationales mu ñëw indi moom it participation ci liggéey bi ñuy def rek ngir nit ñi yeewu bañ a nax kenn waaye bañ a
ndax seen bopp aussi loolu mooy yëngatu bi yàlla nañu yàlla boole dimbali kontaan nañ ci partagé te yaakaar naa yéen ñi toog tamit yi ñëpp kontaan ngeen du dëgg ndax jàngee ngeen ci yoo xamante ni moom question bu mu posé rek am na luñ cay jàngee yàlla nañu yàlla boole dimbali incha allah bu subaa dina ñëw ci même jotaay bi en français ngir tënkaat liggéey bi ngir ñëpp mën koo jot ñëpp mën koo jëriñoo yàlla nañu yàlla boole dimbali bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin kon ñu def fatiha salatu fatiha yi ñu tëjee ko jotaay bi ñaan yàlla mu defaral ñu suñu àdduna te may ñu richesse su xol ak richesse su ruux ak richesse su xel may ñu xam-xam bu yaatu may ñu dal may ñu doylu yàlla nañu yàlla defal loolu ubbi na xéewal yu bëri mu gën a yaatu gën a tasaaroo barke alquranul karim insha allahu taala fatiha ak salatul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin insha allah xam naa dinañ jàpp beneen